Walf TV jaa ngeen jëf ci teewlu bi dal leen jàmm ci seen magazine de la mi-journée ñoom mbégte tey dalal Mouhamed Kanté di ingénieur spécialisé en prévention des risques expert incendie et explosion bind téere bi di peeko ça n'arrive qu'aux autres incendies domestiques comment les prévenir sëñ bi Kanté ñu nuyu la dalal la ci Walf TV. maa ngi lay ziar di la remercier di remercier waa Walfadjri ci opportunité bi ñu may ma pour waxtaanee téere bi ma bind pour njëriñu askan bi. alors muy téere buy wax ci wàllum lakk rawatina yi am ci biir kër yi ak li koy indi d'abord ñu si tàmbali bi lan moo tax nga xalaat ni lii jot na nga bind ko. jërëjëf Assane ci laaj bi balaa may continuer si nuyoo bi dama bëgg gërëm sant aussi sama waajur yi. sant samay professeur si ñi ma jaar ñëpp. samay collègues ak sama xarit yëpp yi ñuy seetaan ci télé bi voilà donc lan moo ma poussé ma bind livre bi damaa seetlu benn mbir mooy ñi nga xamante ne ay ingénieur lañ ay technicien tàmmuñu bind wala ñi siy bind li ñuy bind ñun lañ ko jagleel ñun suñu kuréel mais looloo tax ma toog ma ne war nañ bind loo xamante ne day jëriñ askan bi donc man si yooyu laa commencé woon sax def naa ay articles yu bëri lu xew Sénégal ba building bi lakkee bind naa article mais soo ko bëggee jàllalee si journaux yi du jàll bon sama page Facebook laa doon utiliser ba incendie amee Niger ci école lu xale yi y avait eu je pense ay 20 xale yu décédé woon ci benn école Niger bind naa mais bind ji yoo xamante ne day jëriñ askan bi si laa ne gis naa tamit ay jéyee yu am Sénégal ak Afrique yoo xamante ne ay lakk-lakk la ci biir kër lakk-lakk marché et cetera ma ne yàlla may na ma si as tuut xam-xam naa xool nu ma bindee benn téere boo xam ne dama koy bind boo xamante ne képp koo xamante ne mën nga jàng tuuti soo ko liiree di nga ci jëriñoo loolu tax ma bind téere bi. ci bitit bi sax am na loo xamante ne nemmeeku nañ ko si mooy ay statistiques yoo xamante ne joxe nga ko mu nekk mu ñeel réewu Maroc ay chiffres yoo xamante ne daanaka boo koy liir yow da ngay jaaxle da ngay tiit rawatina ni mu fa demee daanaka noonu la demee Sénégal même si amuñu chiffres yëpp. voilà jooju def si laaj bi soo xoolee Maroc ñoom dañuy inspiré wu lu bëri ci tubaab yi lépp lu xew dañ koy bind. lépp lu xew dañ ciy jàng. ñun du ñuy jàng ci jéey yuy am fii Joola amoon na fi Sonacos et cetera lan lañ ci jàng dara dañuy jooy naqarlu mbir mi ñaari fan ñetti fan ñu jàll ci leneen ñoom dañuy def ay statistiques donc soo xoolee yu Maroc ñoom ci seen statistique ñi ngi naan chaque at juróom-ñaar téeméeri doomi aadama dinañ faatu ci lakk-lakk loolu dafa yéeme mais comme lakk-lakk du loo xamante ne day am tout le temps loo tax nit ki day am tendance ne lii daal du ma dal grawul mais soo xoolee Sénégal am nañ ay programmes yoo xamante ne pour prévention routière la et cetera parce que tout le temps ñi ngi gis accident ci tali bi et cetera ñi ngi ciy communiquer moo tax état bi teg benn programme xaw ma nan la programme bi tudd mais y a un programme bu ñu teg en place pour la prévention routière mais y a rien qui est fait pour la prévention des incendies ci kër yi wala prévention incendie ci marché yi nga xamante ne day lakk ak yooyu noonu donc loolu moom lu am solo la donc Sénégal ni mu ko amee noonu la amee un peu partout en Afrique. laaj bi nga tijjee livre bi laa lay laajat lan mooy indi lakk. voilà lii indi lakk dafa sew. lakk pour mu am foog ñetti mbir dajaloo. ñetti mbir yooyu noonu bon peut-être man bambara laa sama olof kiiwul torop mais dinaa ko jéem a expliquer foog ñetti mbir dajaloo pour lakk am. am na lu ñuy wax combustible mooy lépp loo xam ne mën na lakk. mën na nekk këyit suñu yére yi soo xoolee suñu kër yi am na ay fauteuil ay matelas suñuy yére drap yi rideau yi loolu yëpp la ñuy wax combustible il faut mu am lu ñuy wax comburant bi gën a yomb moom mooy oxygène ngelaw bi ñuy nooy lakk pour mu am foog mu am luy lakk foog mu am ngelaw bu koy xamb léegi ñetteel bi moom la ñuy wax énergie d'activation mooy li nga xamante ne moom mooy créer lakk-lakk bi mën na nekk sondeel mën na nekk allumette mën na nekk étincelle bu am ci court-circuit électrique mën na nekk briquet et cetera donc ñett yooyu su dajaloo rek lakk-lakk day am donc noonu la lakk di créé woo muy lakk boo xamante ne bu créé woo pare yow ci livre bi ak ñuy wax ni ci seen jargon daanaka da ngeen ko xayma ci juróom wala juróomi ponk muy A B C D ak F. waaw bu ci nekk lan lay wundu. voilà gis nga ci mbiru xam-xam. nit yi suñ bëggee mën ci liggéey. foog nga pàccal ko. def ko ay pàccal
soo ko defee noonu day yombal jàng bi et aussi day yombal liggéey bi comme niñ ko pàccalee noonu soo gisee façon lakk bu nekk pàccam am na agent extincteur bi nga xamante ne moom moo gën a adapté pour ñu utiliser ko ci lakk boobu donc soo xoolee classification bi am na A bi ñuy wax A mooy lépp loo xamante ne la ñuy wax feu combustible solide feu de combustible solide mën na nekk du papier mooy këyit mën na nekk bant mën na nekk tissu et cetera lépp loo xamante ne ci yooyu la xeetoo moom la ñuy wax feu de classe A léegi am na yu ñuy wax feu de classe B B mooy plastique su lakkee day nekk liquide gis nga soo taalee benn plastique day nekk liquide loo tax ñu leen di fa wooyee les feux de plastique ou de liquide donc soo xalaatee B bidon donc bidon bi plastique la ak lépp lu mën a contenir comme essence gasoil et cetera yooyu mooy les feux de classe B après am na feu de classe C C moom mooy gaz yi donc gaz butane bi ñuy utiliser kër ga su tàkkee lakk boobu ci classification C lañ ko dugal am na feu de classe D yooyu moom bon duy am ci kër gi mooy métaux yi les poudres de métaux là lépp luy weñ poudre weñ yi ci biir usines yi souvent day tàkk yooyu la ñuy wax D am na F moom mooy lakk-lakk yi nga xamante ne moom moo considéré waañ wi voilà fépp fu ñuy toggee diwli nag yi ci aajo yëpp yooyu la ñuy wax feu de classe F donc noonu lañ ko classifié donc chaque classe am na extincteur wala agent extincteur boo xamante ne moom moo koy fay. loolu la. ça n'arrive qu'aux autres di livre boo wax ci wàllum incendie muy lakk yi nga xamante ne moom mooy xew ci kër yi nga xayma li nga xamante ne moom moo koy gën a indi rawatina ci diwaanu Afrique li ci ëpp bokk na ci liy xew ci waañ yi. ci waañ wi waaw. gis nga ba ñuy bind livre bi dañoo def ab jàngat yoo xamante ne ci ay statistiques lañ ko jëlee. voilà statistiques yooyu moo wane ne ci biir kër gi fi nga xamante ne su lakk-lakk amee ci kër. d'après sapeur pompier yi seen analyse yi ci ëpp ci waañ bi lay jógee pour lan waañ bi fa la ñuy am gaz fa la ñuy am réchaud fa la ñuy am gazinière fa la ñuy am ay chauffe-eau électrique et cetera mais souvent tey aujourd'hui surtout ba ñu xoolee lu ci ëpp négligence la wala ñàkk xam da ngay gis souvent ci biir waañ nga teg këriñ di togg ci këriñ nga teg gaz ci wetam gaz dafa am température yoo xamante ne daf ko atteindre ba ñuy defar bouteille gaz dafa am pression ak température boo xamante ne gaz bi ci biir foofu la war a yem su léegi nag soo ko tegee ci wetu fu tàng température bi day yokk gaz bi day dilaté wu day gonfler mën na exploser bouteille gaz bi donc looloo tax bouteille gaz kenn du ko teg ci wetu ay fourneau wala foo xam ne day tàng loolu négligence la wala ñàkk xam am na beneen mbir tamit boo xamante ne mooy considérer téléphone portable tey fi ñu toll nit day ñëw teg dara ci taal bi nekk ci téléphone am ba fàtte ko man dal na ma sax yenn saay su ma voyagé nii souvent nekkuma sama kër ma dem mission damay teg souvent ataaya ma nekk sama téléphone wala nekk sama liggéey jékki-jékki xet soit lu ci ëpp nag ataaya lay doon parce que dama bëgg ataaya donc heureusement muy nekk ataaya mais su doon diwlin day tàkk te erreur bi ñuy def lu ci ëpp su diwlin tàkkee dañuy ci tuur ndox diwlin soo ci defee ndox créé nga musiba ci kër gi. lan la ñu war a def. donc diwlin su tàkkee. déjà suñu yaay yi yàgg ci waañ ñoom sax gis nañ ne suñ tegee diwlin ba mu sens su ci ndox tokkee. ndox bi suy laal diwlin da koy génneewaat. donc ni muy génnee noonu mën na ànd ak ay flamme dem taal leneen walla mu lakk la yow. donc soo amee lakk-lakk diwlin ci waañ soo amee serviette bu la jegee walla morceau bu tooy da nga koy jël nga tooyal ko nga ñëw dëpp ko ci. donc soo ko ci dëppee lakk bi yaa ngi koy xañ oxygène mooy li ma doon wax foofu ñetti yooyu soo bëggee intervenir pour fay lakk ñetti yooyu benn rek nga ciy éliminer nga fay lakk bi donc en prenant voilà benn morceau bu tooy nga ñëw dëpp ko ci lakk bi éliminer nga oxygène lakk bi fay mais soo ci defee ndox diwlin bi dalay delloo ndox bi donc mën nga lakk sa bopp lakkaale leneen. bu weesoo waañ bi li ñuy dégg tamit ci wàllum lakk ci Sénégal en tout cas muy suñu marché yi muy suñu hôpitaux yi Linguère loolu la ñu waxoon Tivaouane loolu la ñu waxoon muy court-circuit d'abord lan mooy court-circuit laata ñoo dugg ci mbirum électricité. d'accord court-circuit ci explication bu yomb moom mooy nan laa ko mën a waxee anomalie wala lu baaxul daal lu nekk ci réseau électrique donc soo amee ay câble
yu nekk ci parce que kër yi câble yi ñoo koy alimenté day jóge ci poto bi wàcc ci compteur bi après ñëw si coffret bi ñu alimenté prise yeeg yooyu noonu mais loolu yëpp ay câble ñoo koy yóbbu léegi câble yi ñoom dafa am leen di enrobé donc câble yi dañ koy dugal ci biir caoutchouc donc caoutchouc yooyu souvent su demee ba dañ câble yi di laalante noonu day indi court-circuit loolu déjà court-circuit la court-circuit tamit leneen mën na ko indi mooy sa installation yi ba nga koy def da nga ko jox benn boy si koñ bi mu ñëw bricoler defaral la lampe bi tàkk télé bi tàkk nga kontaan fekk ne fil yu bëri da koo sof au lieu mu dugal ko si ay domino parce que am na fu ñu war a dugal fil yi pour par exemple fil yi su fekkee dafa gàtt am na fu muy dugg après nga jëlaat beneen fil nga génn mais da ngay gis câbleur yi nga xamante ne dañuy takkale dañuy ñëw taaye fil bi ñëw takkale ko foofu def si scotch continuer foofu noonu mën na am court-circuit donc court-circuit loolu la mais am na yeneen affaire tamit yuy créer court-circuit mooy gis nga kaña yeeg jinax yi ñoom dañoo bëgg fil caoutchouc boobu da leen di attirer donc ñoom dañ koy lekk suñ ko lekkee ba mu ubbeeku cuivre yi di feeñ noonu loolu mën na créer court-circuit. ñaari cuivre bu laalante. le fait que sax ñu feeñ noonu parce que day créer benn champ électromagnétique bon c'est un peu technique. mais ñaari looloo tax doo gis courant électrique câble yi weñ bi di feeñ. toujours dañ koy nëbb parce que su feeñee nii day créer benn champ électromagnétique mën na créer arc électrique wala court-circuit. loolu muy débat d'abord si installation yi. mais ñu installé ba pare nekk ci biir kër gi di jëfandikoo li nga xamante moom mooy installation yi. bokk na tamit si li nga bind ci livre bi li ko mën a indi moom mooy surcharge yi. voilà surcharge yi xam nga kii câble électrique déjà damay commencer si câble yi balaa may ñëw si multiprise yeeg yooyu. câble électrique d'habitude sax bon loolu mooy créer lakk yi si marché yi. parce que dañuy jël benn câble mu jógee ci poto ba romb benn boutique kooku installé ventilo frigo alimenté ay lampam câble bi génn foofu keneen installé câble bañ koy defar câble dafa am lu mu attan mën nañ ne câble bi 1 kilo la attan soo si tegee 1 kilo câble bi dina tenir soo defee 1 kilo ak tuuti câble bi day lâché câble nag ni muy lâché mooy day tàng su tàngee comme caoutchouc moo ko enrobé caoutchouc bi day lakk su lakkee câble bi day topp lépp lu mu romb da koy taalaale dem yoonam donc surcharge yi loolu la donc sooy installer sa courant sa kër tey gis naa Sénégal créé nañ benn comité bu tudd COSUEL gis naa ne ñoom ñooy saytu installation électrique yi balaa Senelec di la indil compteur déjà lu baax la mais damay ñaan mu bañ a yem si mbiru voilà business nañ dem plus loin pour aar askan bi di leen dimbale ci di leen wax ne lii waroo leen ko def donc loolu noonu mooy premier bi léegi nag ñu dem si kii rallongé ak multiprise yi donc multiprise tamit comme câble dafa am lu mu atteindre multiprise mën nañ ne ñetti appareil la mën a jël wala ñaar wala ñeent léegi nag di nga gis multiprise bi am juróom-benni pax mais juróom-benn pax boobu pour def ay appareils yu dul consommer la par exemple mën nga si def juróom-benni téléphone portable. d'accord téléphone portable du xëcc. mais soo si defee frigo nga def si cuisinière électrique nga ñëw branché si ventilo yooyu appareil la yoo xam ne day xëcc. soo dépassé capacité bi mu attan multiprise bi day tàng mu lakk su lakkee souvent day nekk si wetu ay tapis wala rideau mu lawal lakk bi ci biir kër gi. ba tey ci wàllum courant yi bokk na tamit li ñu dippee si tubaab mise à la terre xaw ma nan lañ koy. ci wolof dina compliqué ci wolof dina xaw a jafe mais nan laa ko mën a expliquer lu yomb soo tabaxee sa kër ba pare ba def say installation électrique dafa am lu ñuy wax ay perturbations par exemple Senelec mën na jékki-jékki yónnee courant boo xamante ne du li kër gi soxla. wala jékki-jékki muy taw suy taw dënnu beeg yooyu noonu yooyu tamit day perturber réseau bi léegi su perturber réseau bi day dugal courant bu ëpp ci kër gi léegi courant bi su ëppee foog mu am loo xamante ne moo koy dékku loolu la ñuy wax mise à la terre donc toujours soo installé sa kër da ngay def prise de terre day dem si suuf si am na profondeur bu mu war a dem c'est réglementé aussi am na ñoo xam ne dañuy ñëw jël gas 50 centimètres suul ko prise de terre dafa am norme dafa am nu ñu koy defee suuf bu woo xamante ne sax c'est adapté pour loolu nga def ko selon les normes bis bu yooyu amee suuf si mooy absorber surcharge bi sinon da koy transmettre si biir câble yi wala mu lakk sa télé lakk sa frigo
su fekkee nag am na leneen luy lakkaale foofu mu taalaale ko indi problème ci kër gi. jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ñu ngi koy am ci wàllum électricité ak court-circuit yi bëri naka la ñuy def ngir mucc si. nan la ñuy def pour mucc si c'est très simple xam nga Sénégal ay nañ trop si bind ay textes. mais application bi mooy problème bi donc nit ku nekk tey fii àdduna toll si Covid bi loolu la ñu waxoon ku nekk yaay yor sa sécurité bopp donc borom kër bu nekk yaa yor sa sécurité bopp sooy tabax sa kër. utal ay installateurs yoo xamante ne c'est des professionnels c'est vrai ut sa benn mbokk buy góorgóorlu ci électricité baax na mais mën na la créer problème sa kër donc sooy installer installation électrique jox ko ay professionnels ñu installer la loolu c'est la première des choses beneen mbir mi mooy lan appareil yi ngay jënd pour installer ko sa kër na doon ay appareils yoo xam ne c'est conforme jënd ci internet bi tey mi ngi lëmbee réew mi mais c'est vrai que lu baax la parce que on est dans un monde digital mais lépp li ngay jënd na nga xool ban norme la su fekkee c'est conforme norme française da ngay gis ñu def ci NF su fekkee c'est conforme à la norme européenne dañ ciy def CE Sénégal tamit bon gis naa agence sénégalaise de la normalisation ñi ngi commencé góorgóorlu di def ay normes sénégalaises xam naa ne dinañ egg tamit foo xamante ne dinañ am ay appareils ak installation électrique yoo xamante ne dafa war a wuyu ci norme sénégalaise donc pour électricité il faut être conforme ci normes yi nga xamante ne moom moo am sooy installer nga jox ko professionnel mu installer la. sànq yaa ngi ñuy wax bu incendie amee ci waañ yi ak wàllum diwlin ak yooyu ni nga xam noonu la ñu war a def mais bu fekkee ci wàllum électricité foofu la mbir yi jógee naka la ñu war a réagir. voilà ci électricité li ngay njëkk def su fekkee mën na ne mooy couper courant bi su fekkee mën na ne voilà su fekkee am nga fa accès njëkkal couper courant bi soit nga dem ci su fekkee disjoncteur bi suteelul boppam demal couper électricité bi déjà soo ko couper déjà courant amatul ci biir kër gi. mais lakk bi mi ngi continuer mais bul jël ndox def ko ci ndox kenn ko tuur ci courant dalay rey dalay électrocuter sa bakkan yem fa lakk bi continuer def li muy def donc première des choses soo mënee couper courant bi couper ko soo ko couper am na lu ñuy wax extincteur CO2 extincteur CO2 moom moo adapté pour tout ce qui est lakk-lakk boo xam ne day jóge ci courant donc soo amulee extincteur CO2 nag su boobaa couper courant bi nga génn sa kër nga woo sapeur yi waaw moo gën a wóor. jarul jouer ay héros wóorul. alors leneen loo xamante ne xayma nga ko nga indi ko ci livre bi Mouhamed Kanté muy wàllum ñàkk jël matukaay yi war muy imprudence wala it malveillance maanaam loo xamante ni tayef la am na lu it loo xamante ne bokk nga ko ci bind nga ko ci téere bi muy luy indi ay lakk yu bëri muy tuxkat yi. voilà loolu lu am solo la soo xoolee livre bi ni ñu ko bindee dañoo jël lépp loo xamante ne mën na créer lakk-lakk ci kër gi ñu pàccal ko commencé ci waañ bi dem ci installation électrique yi dem ci équipement électrique yi et cetera ba ñëw léegi ci nga xamante ne ci nit lay jóge donc ci nit yi di def bon gaz bo wax nañ ko tamit dañuy am souvent ay xale ci kër gi donc souvent dañuy bàyyi almet ak kii briquet muy traîner xale moom xamul day jël mu koy foowee donc su ko jëlee mu dem jël briquet bi di ci foo wala almet bi mën na taal kër gi donc ci statistiques yi génn yu bari yooyu génn na ci xale yi doon foowee briquet wala almet donc loolu ci la bokk tuxkat yi tamit ci la bokk donc tuxkat souvent d'après statistiques yi ak jàngat bi ñu ci def nan la tuxkat di créer lakk-lakk ci kër soit da ngay wàcc nga sonn wala nga génnoon nga ñibbisi nga sonn nga gëmmentu mais nga ne xaaral ma taal benn nga taal boobu commencé ko tux jékki-jékki nelaw soo nelawee cigarette bi fayul mu taal kër gi benn ngi noonu beneen bi mooy wàcc nga sonnoo mais tux nga mais da nga yàkkamti fayoo cigarette bi bu baax nga sànni ko ci corbeille bi nga dem sa yoon corbeille bi peut-être amoon na ay këyit yu fa nekkoon wala morceau bu ñu fa sànni cigarette bi di ko taal ndànk ba taal foofu su fekkee fauteuil mi ngi woon ci wetam et cetera mu taal kër gi donc yooyu pour éviter ko mooy lan almet ak briquet da ngeen koy teg comme ni ñu koy bindee ci garab yi na sori xale yi foo xamante ne xale du ci jot tuxkat soo sonnee nga ñibbi si gëmmentu bul tux ak tamit soo jëlee sa mégot cigarette nga dugal ko ci cendrier bi li gën a wóor tuur si ndox soo si tuuree ndox wóor na la ne day fay wala soo amee cendrier nga def cendrier ak suuf ci biir nga jël ko nga jam ko si suuf si mën na tax ba lakk bi
du law daal. waxuñ ci sànq ci wàllum nasaraan bi muy wàllum sondeel ak essence. waaye bokk na si loo xamante ni day indi ay lakk yu bëri ñu fàttali ni sànq ñu ngi koy wax wàllum Médina li nga xamante ni xewoon na fa. bàyyi talibé ñàkk seen bakkan li ñu njëkk wax moom mooy sondeel. sondeel gis nga ñun dañoo nekk si dëkk yu ndóol. donc dëkk yu ndóol problème yu njëkk yi ñuy am wala yi ëpp yi ñuy am mooy duñu am courant bu doy. donc comme duñu am courant bu doy di nga am ñoo xamante ne sondeel la ñuy utiliser pour su guddee pour éclairer fi ñuy nekk. sondeel li mu créé ci ay lakk tamit ci àdduna dafa bari. donc d'habitude da nga koy teg nga fàtte ko nga nelaw te noonu lay demee sax parce que nit yi souvent suñu tëddee sondeel bi day nekk fële ñu tëdd fee. dañuy tayal dem fay sondeel mais dañuy naan fi ma ko teg wóor na mën na daanu mu taal kër gi donc sondeel kenn du ko bàyyi ci benn bërëb moom kese loolu c'est une chose. deuxième chose sondeel doo ko bàyyi si kër foo xamante ne ay xale dañ fa ne mën nañ ñëw di foo daaw nii daaneel ko mu taal foofu ba pare soo yoree sondeel tamit di ko éclairer woo da nga koy teg foo xamante ne dara luy lakk du nekk ci wetam nga xam ne même su sondeel bi daanoo peut-être day daanoo ci kaw dër bi wala yooyu mais du taal dara donc yooyu tamit si yu ñu war a bàyyi xel la parce que créé na ay jéye yu bëri ci àdduna bi. lim ñuy amal njariñ bëri na muy suñu téléphone portable yi yaa ngi koy wax ay tamit mën nañoo dugal si yenn jéye yi ba egg si sax si nga xam ne moom mooy incendie. voilà gis nga téléphone tey dem nañ ba dafa mel ni sax suñuy soxna wala suñuy borom kër parce que da ngay sooy tëdd sax da nga koy teg sa wet souvent di nga gis nit suy chargé téléphone am mu branché téléphone bi teg ko si suuf njëgënaayam alors que batterie bi si nekk dafa am benn matériau bi si nekk lithium su tollee si yenn température yi mën na exploser. am na incendie yu bëri yu am yoo xamante ne téléphone moo ko créé su dul téléphone bi mën na nekk chargeur bi souvent su dul original bi da ngay jënd chargeur chinois. chargeur chinois câble bi du conforme tête bi du conforme donc nga jël ko teg ko noonu ci kaw fauteuil di charger câble bi day jékki-jékki mën na tàng mu taal sa kër donc sooy charger téléphone teg ko ci surface nga teg ko ci carreau bi wala nga teg ko ci loo xamante ne du tàkk ak soo leen di jënd leen chargeur original parce que chinois yi c'est vrai ndimbal jaboot la comme ni ñu koy waxee mais soo koy utiliser tamit na nga xam fi nga koy utiliser parce que créé na ay lakk-lakk yu bëri ci àdduna bi. alors ci wàllum prévention bu ñu koy wax ci wàllum lakk li ñuy njëkk wax moom mooy extincteur daanaka kër yu bëri daanaka amu fa. yenn entreprise yi sax daanaka. amu fa wala yi fa am daanaka méngoowul ak jamono ki nga xamante ne jot na fexe ba jënd ko. def ko si këram wala mu def ko ci entreprise am nan la koy caytoo ba xam ne li mu yor lu baax la. waaw jërëjëf ci laaj bi su dee si entreprise yi am na réglementation bu am. extincteur ci biir entreprise juróom benn weer bu ne dañ ko war a xool voilà ñëw xool pression bi xool flexible yi xool ndax pression beeg yooyu yëpp baax na après dañ ciy taf benn këyit buy wane ne vérifier nañ ko date bi bàyyi ko fa donc ñiy def contrôle suñ ñëwee dinañ gis vérifier nañ ko janvier juin lañ ko war a xoolaat loolu ci biir entreprise yi la parce que entreprise yu bëri dañ foog ne soo xasee ba jënd extincteur jeex na quoi alors que dafa am maintenance ak vérification donc vérification yi chaque 6 mois la maintenance chaque at dañ ko war a maintenir vérification tous les 6 mois léegi nag su fekkee si biir kër yi la comme amul réglementation pour kër yi man damay joxe comme conseil ngeen nañ def li entreprise yi di def au lieu ngay def vérification chaque 6 mois peut-être voilà parce que vérification da ngay fay mën nga def vérification chaque at nga vérifier sa extincteur ki la ko jaay kooku dafa am obligation di la defal maintenance ak vérification parce que si réglementation sénégalaise pour nga jaay extincteur wala ngay def lépp loo xam ne dafa lié si sécurité incendie da nga am ay obligation donc si obligation yi vérification ak maintenance si la bokk donc sooy jënd extincteur bon soo ko jëndee ba pare foog nga def yooyu mais sooy jënd extincteur ba pare tamit foog nga xam sa kër lan moo fa mën a lakk mais pour kër yi d'habitude pour éviter nit yi di jënd extincteur bu dul boobu da ngay jënd extincteur bi ñuy wax passe-partout mooy extincteur ABC poudre ABC. parce que extincteur yi dafa bëri. voilà dafa bëri am na extincteur à eau boo xamante ne moom mooy fay lakk bant yeeg këyit. am na extincteur à poudre am na AB am na BC am na ABC am na extincteur pour installation électrique yi su lakkee mooy extincteur CO2.
am na extincteur yoo xamante ne pour su diwlin lakkee la et cetera mais bi nga xamante ne moom foo ko dóor mu jàll mooy ABC donc ci kër yi looloo tax même si oto yi extincteur oto yi poudre la ABC parce que ABC passe partout la donc loolu daal laa mën a joxe comme conseil pour kër yi. alors muy li nga xamante ne moom mooy livre bii di ça n'arrive qu'aux autres incendie domestique comment les prévenir Mohamed Kanté moo ko bind di ingénieur spécialisé en prévention des risques expert incendie et explosion nekk suñu gan ci magazine de la mi-journée livre bi yemoo ci wàllum incendie rek muy lakk ak li nga xamante moom moo koy indi si suñu kër yi daanaka lim nga ci lu bëri mais yemoo ci bu demee ba lor googu dal ci nit wax nga ni am na mbir yoo xamante ne waroon na ko def avant nga xamante ne dina si mucc. dëgg la donc soo xoolee lakk-lakk su amee li ñuy njëkk xool mooy nit yi na nit yi mucc ba pare donc nit yi suñu muccee voilà nan la nit yi di def ba mucc expliqué nañ ko ci livre bi mais di nga gis souvent man exemple boobu laay joxe man sam papa dafa liggéey mën naa ne fanweeri at pour ñu am suñu kër léegi kër googu noonu ñu am ci fanweeri at ci benn waxtu nga ñàkk lépp mën nañ sauver wu par exemple incendie bi am ñu def li ñuy def yëpp mun ñu fay lakk bi mais ñu génn kër gi lakk fanweeri at naaw noonu ci ngelaw bi léegi su fekkee amoo li ñuy wax assurance habitation yow fan ngay dëkkaat nan ngay defaat pour am loolu sa kër boobu noonu donc damay ñaan nit yi ñi nga xamante ni mën nañ ko nañ jege compagnie d'assurance yi état bi war na ci def liggéey bu am solo parce que soo xoolee ay France Europe ñoom ba lakk yi bëree nangam lan lañ def depuis 2015 Europe États-Unis et cetera nu mu tuddooti détection incendie c'est obligatoire ci kër yi assurance habitation c'est obligatoire mënoo jël kër te doo ko assurer. seulement dafa cher fii. bon nit yi dañ yaakaar ne dafa cher mais cher na cherul ñi ko mën nañ ko def mais état bi foog mu liggéey ak compagnie d'assurance yi pour ñu xool nan la ñuy démocratiser l'accès aux assurances parce que sinon état bi moom mooy jouer après rôle du sapeur pompier état nan lay amee xaalis xam nañ ko ay impôts ay recettes et cetera imaginez chaque fois su incendie amee état bi ñëw jouer au sapeur pompier alors que loolu mënoon nañ ko contrecarrer comment mooy ñu pousse nit yi ñu jéem a dem uti assurance nga xam ne su kenn këram lakkee nit yi mucc nañ assurance moo koy fay lépp te yemul ci incendie kese assurance day assurer vol tey gis ngeen sàcc yi nu mu bëree donc nga am sa kër surtout gis naa léegi ñu bëri dañuy yar ay laadum wala am ay yenn affaire objet de valeur seen kër soo ay sàcc ñëwee dajji sa kër ñëw jël say yëf le lendemain da nga koy dem déclarer police nga dem ci société d'assurance bi nga def sa déclaration dañ lay fay lépp li ñu jël foofu dañ la koy fay am na tamit dégâts des eaux souvent dañuy nekk fii voilà taw bi ñëw yàq suñu kër yeeg yooyu loolu tamit assurance da koy jël en charge ci même garantie bi benn police incendie ngay jënd mais ci biir police incendie boobu y a dégâts des eaux mooy ndox bi su ñëwee yàq say kër wala sàcc donc yooyu tamit état bi war na ci xalaat pour ni ñu démocratiser accès si les services financiers ñu jéem a démocratiser accès si assurance yi. Mouhamed Kanté bu lakk amee sa kër nga ñuy wax ni situation bu nekk ak li nga war a def. yan mooy matuwaay yi nga xamante ni daanaka moo gën a basique ci Sénégalais yi ñu mën gën koo teel a def seen bopp ngir mën a mucc si mbir yu ni mel. voilà jërëjëf ci laaj bi donc ci explication bu simple su lakk amee su fekkee fi nga dëkk. du këru étage bon après naa expliquer këru étage yi su fekkee fi nga dëkk du këru étage su dee courant moom moo gis nga ne fii lakk courant moo ko créé. li ngay njëkk def jéemal couper courant bi. soo couper courant bi soo amee extincteur nga utiliser ko. nga arrêté lakk bi mais néanmoins na nga woo sapeur yi quel que soit alpha na nga woo sapeur yi su fekkee def nga extincteur ba mu jeex lakk bi di continuer bul jéem a jaay héros génnal nga dem sa yoon nga woo sapeur yi ñu ñëw su dee lakku-lakku courant la su dee si biir waañ bi la diwlin bi moo tàkk bu si def ndox jëlal morceau bu tooy nga ñëw nga dëpp ko si wala soo amee extincteur à poudre bi nga ñëw nga def ko si mu arrêté ko su arrêté wul même chose bul jaay héros génnal nga dem sa yoon nga woo sapeur yi donc si kër yi sax normalement dañu war a sax di afficher numéro sapeur comme ni ñu koy defee si entreprise yi. parce que kër ga peut-être ñëpp xamuñu ne sapeur kii la 18 la. ñëpp xamuñu ko. ba pare soo woowee sapeur tamit nan nga leen di annoncer ne da nga am incendie. am na ñoo xam ne dañuy woote rek allo kër gi mi ngi lakk coupé sapeur mënul xam
fan nga dëkk ak lan mooy lakk. donc dafa am nu ñuy joxewee information wu ne kër ga mi ngi tàkk si waañ bi la commencé ñun def nañ lii ak lii ñi ngi dëkk wetu bâtiment nangam coupé sapeur bi déjà jox nga leen repère pour ñu repérer sa zone. ak nga jox leen numéro téléphone boo xam ne mën nañ la si joindre yooyu noonu yu jar a bàyyi xel la ba pare tamit su fekkee da nga lakk bi nag jéggi na dayoo ba fumée yi jóg fumée yi air frais bi mooy air bi ñu mën a nooyi moo ko gën a diis. donc toujours si suuf lay nekk fumée bi nekk si kaw lakk-lakk la plupart nit yi li leen di rey mooy fumée bi. parce que c'est asphyxiant soo ko nooyee da lay fàtt nga daanu après voilà musiba donc su lakk-lakk amee wàccal si suuf nga raam parce que air bi ñu mën nooyi mi ngi si suuf. nga ut yoon bi ngay jaar pour génn. su nekkee nag fi nga dëkk dafa nekk ci immeuble bul mës a jël ascenseur yi loolu dañ koy taf sax normalement ci immeuble yi su lakk-lakk amee jëlal escalier yi nga génn mais bul jël ascenseur donc yooyu noonu ay conseils la yoo xam ne mi ngi ci biir téere bi. loolu yëpp nekk ci ça n'arrive qu'aux autres incendie domestique comment les prévenir di ab téere boo xamante ni daanaka 100 pages la daanaka matu ko sax 97 pages pour être exact bu daal di bind lépp lu ñeel wàllum lakk yi nga xamante ni mi ngi xew ci kër yi ak li koy indi ak naka la ñuy def ngir mucc si Mouhamed Kanté ko bind di suñu di doomu Sénégal boo xamante jamono ji mi ngi dund ci Maroc ingénieur spécialisé en prévention des risques expert incendie et explosion sëñ bi Kanté ñu jaajëfal la ci teewlu bi. maa ngi leen di jaajëfal am fu ma bëgg daanelee rek maa ngi invité état bi ak les collectivités locales suñu mënee xool nu ñu amee téere bi jéem ko séddale voilà vulgariser ak population yi dina am solo voilà. muy livre boo xamante ni recommandé naa ko ñëpp personnellement parce que c'est dafa démocratiser le savoir bindu ingénieur ñu koy jaajëfal bu baax Mouhamed Kanté di jaajëfal leen yéen mbokk yi ci teewlu bi ci Walf TV bàyyi leen ak suñuy programme ba ëllëg ak jàmm incha allah.